jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru maraxi ponk yi ci gën a fës bokk na rek ci étudiants yi nga xamante ni ñoom ñoo féete kon ci daara yi fare ci privé bi ñoom nag xëy nañu tey def ab doxub ñaxtu fële ca centenaire ngir bëgg nag kilifa yi dégg leen ñoom étudiants yooyu ñu jàpp nag ne gën a la dafa am ak ci étudiants yi nekk ci privé bi ak yi nga xamante ni ñoom ñoo féete ci public bi la ñuy sàkku tey rek moo di ne ñu dimbali leen ndax ñoom jàng képp moo leen soxal la ñu nemmeeku leneen nag mooy ñu baree bari dafa mel ni bu ñu bëggee liggéey rek du ñu xam fu ñuy dëgg seen tànk mbaa boog ñàkk xam lu ñuy def tax na ba léeg-léeg sax ñuy dugg ci yenn liggéey yi loolee lu ñu seetlu la ci dawalkatu sax charrette yi bari na lool lu ñu leen di tudd ci ay mbir ab sociologue nag àdduna ci reportage bi ci kanam tuuti daanu ci dikk à la traité yi ñoom la ñu doon joytu bu ñu yeboo rek ñu jàpp ni kon léegi tey seen i jafe-jafe wan leen gannaaw lu ci mel ni pension boobu nga xamante ni moom la ñu doon jot nee nañ nag téeméer boo jël daal juróom dana ci yokk ko te dinañ ko tàmbalee nag jëfee lu ko tàmbalee fukki fan ak juróom ci weeru octobre Mamadou Racine Sy moom moo xamle lu ni mel ci ab tournée bi mu doon amal ca Thiès bis bi nga xamante ne moom la ñu jagleel di bëccëg bi ñu jagleel ko nag ñi nga xamante ne nii dañoo am ay jafe-jafe maanaam ci wàllu xel feebaru xel loole nag tey ji lañu ko màggal fii nag ci Sénégal seetlu gi rek mooy niñ ko waxee woon ci suñu xibaar yi weesu téeméer boo jël juróom benn fukki ci askan wi kon am nañu rek ay jafe-jafe ci wàllum xel ñu ne nag lu koy indi bokk na ci askan wi li ñuy dund léeg-léeg sax mu nekk pression loolu yëpp nag mu doon loo xamante ne daal nemmeeku nañu ko ci feebaru xel mu doon loo xamante ne bari na te wute yi tamit mbokki ponk yaa ngi nii yaatal gi léegi-léegi dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko ak étudiants yi jàngee ci daara yi féete ci privé bi muy daara yu kawe yi ñoom tey xëy nañu amal rek ab doxub ñaxtu ca centenaire di wax nag li leen metti bokk na ci li ñu nemmeeku nee ñu gën a la dafa am ci étudiants yi nekk ci privé bi ak yi nekk ci public bi loole nag la ñu bëgg mu dakk ñoom étudiants yooyu ñu xam ni jamono ji nag ña ngànk seeni daara yi ñu ngi doon yëglu ni ab njàng du am loole nag ñu ne ñoom bëgguñu ko benn yoon ndax ab njàng kese moo leen soxal yooyee Cheikh Tidiane Cissé. ñenn yi takk ay morceaux yu xonq ñeneen ñi yëkkati ay pancarte lépp ngir rekk wone seen nakarlu ndongo yi ñooy jànge ci université privée d'enseignement supérieur ci Sénégal ñoom li ñu bëgg mooy am ndaje ak président de la République mooy Macky Sall en l'occurrence parce que am nañu problème yu bëri bu ñu xoolee ci resto yi boo demee par exemple dans les restos publics dañ lay ne yow bokkoo ci fii bokkoo ci mënoo fa am accès ci logement bi tamit même bu ñu mënul boo ko ci ñeneen ñu tal li nga xamante ni étudiants yi privé mën nañu fa doon question bourse tamit muy ñu sonal dañuy ne pour nga am demi bourse il faut nga am moins de 14 te loolu dul yoon. étudiants yi ñoom dañu jàpp ne ko nguur gi deful dara ngir rekk améliorer nekkinu université privée yi ci Sénégal loolu nekk li nga xamante ne dafa war a jeex ci réew mi. daaw amoon na ñu ne réglé état réglé nañ problème ndekete problème bi ba léegi réglé wuñu ko jànguñu parce que état fay ñu lu ñu war a fay école privée yi. donc lu taxoon na école privée dàkk étudiants yi ñu ne leen tant que état fay mënoo leen jàng ci suñu école. ay fan yaa ngi ne yile étudiants jàngatuñu li ko waral mooy seen université dañoo lànk te ni faaw nguur gi fay leen seen boor buy toll ci 16 milliards ci suñuy koppar. lu soxal ci wàllu njàng mi ba tey bi yoon nag ñu yegg ba fële ca commune bu Fann Point E ak koppar yi ñu ne nag dugal nañu ko ci njàng mi bu ñu sukkandikoo ci mairie commune ba nee nañ toll na ci juróomi téeméeri million ci suñuy koppar Pala Mbeng nag moo yëkkati yooyu kàddu tey ji la ko xamle ci bi mu yegg rek ci yenn ci daara ngir jagleel ndongo yi ay jumtukaay ñu teewlu ay kàddu moom Pala Mbeng ci micro di Saprera. Donc c'est pourquoi ñun et ensuite comme que bëgg nañu suñu booster l'éducation yemuñu rek ci jënd fourniture soo déggee sama discours sànq wax naa la 450 à 500 millions la ñuy investir ci éducation rek parce que boo ko déggee du loolu mooy fourniture kese jël nañ décision commencé nañ ko école yi nekk suñu commune yëpp dañ leen di pavé te xam ngeen pavage bi mu chéré donc école yëpp dañ leen di pavé donc jox nañ école yëpp ay matériel didactique lu mel ni ay imprimante mel ni ay photocopieuse mais également jënd nañu benn bus bu bees pour élèves Fann yi nga xam ne ñoom ñooy jàngee géologie loolu yëpp boo ko xaymaa somme boobu la lay jox loolu nag dañ ko def parce que tout simplement dañu bëgg suñu cadre de vie wu école nekk mucc ayib ba élèves yi dootuñu génn ci public bi di dem jàngee ci public bi.
procureur bu tribunal bu Pikine nag indi na ay leeral ci faatuk soxna sosé di Mariama Sagna ak lañ ko doon wax ne nag yëf ya politique lalu na ca procureur ba leeral na nee na nag amul lenn politique ca googeeg faatu lañ ca jàpp rek moo di ne moom soxna soosu di Mariama Sagna dañu ko sàkku ba noppi doog koy faat ña ko sàkku nag ñañ ci tuumaal bokk na ci ay dawalkatu charrette kàddu yi nag mi ngi ko yëkkati ci janoo bi nga xamante ni mi ngi ko doon sekk ak taskatu xibaar yi. ñu wax nag ci yenn métier yi ñuy nemmeeku nee nañ ñu ci baree bari tey jii bu ñu dugg ci métier ñaare dañu dul xamati fu nu dëgg seen tànk seetlu nañu sax ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo dawal charrette yi léeg-léeg nag ñu tudd leen ci ay mbir yoo xamante ni mbir yu doy waar la waaye bu nu sukkandiku nag ci ab sociologue nee na société bi moo ni toll ndax léeg-léeg nit ñi daañu dund loo xamante ni daf leen di ëpp doole ba tax na nag léeg-léeg sax ñuy def naka sudul noonu leeral yi ak Ndeye Marie Dabo. dund faj seeni soxla tax na ndaw yu bari du dugg ci ay liggéey yoo xam ni amuñu sax lu ñuy woowe profil ba waaye itam jikko yami àndaaleel amuñu ci lenn ci loolee ñu nemmeeku ci li nga xam ni mooy dawalum sareet bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ni ab sociologue la. jógee ci li ñuy mun a woowe village wala jógee ci dëkk àll yi nga xam ne ñu ngi doon def ñu ngi doon béy wala ñu ngi doon sàmm ñu dem ba ci biir gisatuñ seen bopp ci liggéey yooyu ñu ñëw fii ci dëkk bi ci ni ñu mën a waxee ci ville ci dëkku taax pour jéem a daan seen doole. booy xool ñooñu ci gën a bëri ñooñu ngay gis ñu remarqué ñu nekk ci di daan seen doole ci domaine bi. amul lenn lu ñu leen mën a màndargaale ñoom ndaw ñooñu leen dugg ci yile liggéey ngir rek faj seeni aajoy njaboot wala boog seeni aajoy bopp. jànguloo lu sori côté domaine de la recherche amuloo métier également et souvent nga obligé comme je dis. lijjanti dugg ci marché bi lijjanti benn somme benn xaalis moo xam 150 000 la moo xam 200 000 la dem ci dëkk bi jënd fas defar charrette commencé liggéey l'essentiel rek mooy na nga am tuuti doole pour mun a yëkkati bagage et yóbbu ay bagage. ñaawteef yi ñuy faral di def te nga xam ni dëppawul benn yoon ak li nga xam ni nag mooy jikko yu rafet li ko waral du lenn lu dul am xaalis te nu mu gën a gaawee ci loolu nu ñu ko mën a amee baax na. nit bu jàngul xelam du daj bu bari te dina ko andil muy def ay erreurs yoo xam ne kenn du ko mun a dabu benn bi ci topp mooy parents yi li ci gën a bari yar bi ñu war a def ci xale yi duñ ko def. lu jëm ci liggéey boobule lenn rek la ñuy gis ngir saafara ka mooy ñi nga xam ni ñooy autorité étatique yi ñu structuré leen ba tax ndaw ñooñu duñu dem ci li nga xam ni moom la ñuy wax criminalité wala boog banditisme. Ndeye Marie Dabo ñu koy jaajëfal bu baax a baax askanu mbët nag meex nañu lool mbët ma nga féete ca commune bu Bambilor li ko waral ñu ne dañoo ñàkk rek ndox mu sell mu doon ay jafe-jafe yoo xamante ni yàgg nañu ko dund moo waral sax askan wa amaloon ab assemblée générale maanaam ndaje mu yaatu di ca ñaxtu loolee dem nañu sax ba ni dañuy téye seen i carte dootuñu bokk ci benn wote fileeg nag taxawuñu ci seen i jafe-jafe lu soxal wàllu ndox moomu ci Ndakaaru li ko wër sax directeur général bu SONES mi ngi ci dalal xel yi nee na nag fukki forage yi nga xamante ni samp nañu ko ca Tassette ca diwaanu Thiès forage yooyu nag noppi na te liggéey bi tàmbali na léegi tey jafe-jafe ndox dootuñu ko dégg ci Ndakaaru ak li ko wër mi ngi yëkkati yooyu kàddu rek ca ba mu yeggee ca Thiès doon nemmiku nag fi liggéey bu toll Cheikh Anta Diop. Tassette nekk ci département bu Thiès fii de bënn nañ fa fukki forage ak ñett ñu fas yéene jox ndox ba Ndakaaru daanaka booy xool jumtukaay yépp noppi na tuyau yu mag yi ak mbànd yeeg yépp a ngi daw centre de captage bii de ci ay bés yi di ñëw daañu joxe caabi yi. maanaam fukki forage yoo xam ne pare nañu ba réceptionné nañ ko ba installé nañu pompe yi yu si au moins 8 installé nañu pompe yi 2 pompes yi si des moom la ñu xaar mu ñëw ñu installé ko station bi fi ñu toll nii maanaam ñu ngi ci 95% d'exécution. donc ñu ngi ci finition travaux yi conduite bi jëlee ndox mi fii di ko yóbbu Thiès forêt classée de Thiès ci réservoir yu bees yu ñu tabax foofu aussi terminé na donc ñu ngi ci finition yi
réservoir yi nekk Thiès yu bees yi maanaam bu nekk 10 000 mètres cubes lay def suñu paree station bi dañuy pompe directement mu jëm si réservoir existant yi Thiès yi nekk si gannaaw école polytechnique. mbégte la am kii di directeur général bu SONES di Charles Fall dikkoon nag doon xool nag liggéey bi fi mu toll wax ne xel dal na ndaxte forage yi ak ndox mi nga xamante ni moom la ñuy dajale Ndakaaru dootul manqué ti ndox. gox yu bari yu amul woon ndox tey macha allah ndox mi tane na bu baax a baax a baax ñu ngi si sant yàlla daanaka lu toll si 25 000 mètres cubes ay junni si mètre cube ndox dinañ ko indi pour gën a yokk saafara bi nga xam ni moom la gouvernement bi di indi si mbirum ndox. bépp village goxaat boo xam ne romb na ko projet ba dina fa bàyyi ndox d'ailleurs tabax nañu ay borne fontaine yu bari si village yëpp pour que tamit ñooñu mën see jot. daanaka tiwo yaa ngi walwali ndox maa ngi daw bu baax ndox miy jóge ci forage yi ñu fas yéene ko yóbbu ci réservoir yi nekk ci Alukañ foofee nag la ñuy jëlee ndox mi yóbbu ko Ndakaaru. ñu des foofee ca diwaanu Thiès ak kàddu yi tukkee nag ci PCA bu IPRES di Mamadou Racine Sy mu àddu nag ci li ñu doon wax ne dana koy yokkal rek à la traité yi ci seen pension maanaam téeméer boo jël juróom ba ci seen i wàllu rappel nee na nag loolee luy nekk lay doon te daañu ko sax tàmbalee jëfee fukki fan ak juróom ci weeru octobre moom Mamadou Racine Sy ca diwaanu Thiès la yëkkatee yooyu kàddu ñu teewlu ko ak Cheikh Anta Diop. lii nag bu amee nañ ko gërëmee président Macky Sall parce que itam moom moo jël initiative ni dañuy def pension minimale conseil d'administration IPRES nag ñoom tamit ci seen xarañ ñu ànd ci décision boobu dëggal la nga xam ni moom la président wax mais initiative bi ci président de la République ci la jóge parce que nit itam delloo njukkal nit lu am solo la loolu président Macky Sall moom moo ko décidé bi loolu amee ñu ni mesure bi dañ ko jël à partir du 15 octobre mais dañuy def rappel maanaam boo demee ba janvier 2018 maanaam ñaata weer lay doon fukki weer yooyu yëpp dañ koy rappel ci juróomi fan yu ñu jëm ku ci nekk daañu la rappel la nga xam ne moom nga naroon fayeku depuis janvier mu nekk fukki weer ba waxtu bi dañ la ko rappel ci benn anam augmentation bi ñuy def itam de 5% nga xam ni loolu dootul pension minimale bi loolu retraité IPRES yëpp ñoo ko moom ak veuve yeeg ñoom seen yëpp mooy ñi nga xam ni ñàkk nañ seen borom kër ci lañ bokk loolu itam daañu leen ko rappel fukki weer yi daañu leen ko rappel ci annuité bi nga xam ni mensualité bi nga xam ne moom la ñu fay à partir du 15 octobre ñuy rafetlu nag loolu te itam retraité yi ñu fi fekk di mag ñi nga xam ni jox nañ leen cër bu baax a baax parce que réew mi bu tolloo fi mu toll mag ñee ko defar ba ñun ñii ñu mun tey taxaw di wax fii ñoom ñoo ko xeex bon nag ñu jox leen cër loolu respecté leen loolu ndax suñu ay waajur lañu suñu ay kilifa lañu ñu ñëw ba fii waxtaan ak ñoom ni leen laaj lii kat lu ñu jublu ci mesure yooyu te gis nañu itam kontaan nañ ci bu baax a baax gërëm nañ ci président de la République gërëm ci itam conseil d'administration. protocole bi jëm nag ci nit ñi fekk baax ci Afrique di mën di dem ak di dikk nu mu leen neexee ci réewi Afrique yi protocole boobu nag gis nañu ni ci atum 2018 kon ci lañu ko rek daal di tëraloon bu weesoo loolu tamit bëgg nañu nit ñi tamit ku ci ne am sañ-sañu dëkk feneen loolu nag la ñu bëgg daal ñu jëmmal ko naam sax ab protocole la waaye tey dañoo toll rek si jëmmal ko moom nag la centre bi nga xamante ni moom la ñu duppee ENDA centre africain bi taxaw nag ci wàllu koom moom lay sàkku rek ci njiitu réew yi nag ñu daal di koy jëfee loole sax balaa feek atum 2022 Cheikh Diop. dem beeg dikk bi ci dëkk yi nga xam ne ñoom nekk ci tundu Afrique doon ab problème loolee tax ENDA centre africain pour le développement bëgg a coppi mbir mi naka noonu itam muy sàkku ci dëkk yi nga xam ne rek ñoom ñoo signé woon boobule protocole ñu daal di koy ratifié. boo tere mu ñëw ci sa réew moom it dana tere say doom dem ci réewam te sénégalais yi ñu ngi fépp moo tax ñu ngi bëgg ñu ubbi possibilité am nañu ay compagnie yu dem ci yeneen réew ba ñu ngi ciy am njëriñ loolu la ñu bëgg réew yëpp ubbeeku def noonu. jamono yi tembe Rwanda képp moo nekk dëkk bi nga xam ne daal dina ratifié boobule protocole moonte day lile di ab intérêt boo xamante ni bés bu ñu ko defee ñëpp dinañ ci gis seen bopp. parce que Afrique ëpp na 1 milliard ci doomi aadama bu fi yeewoo léegi ñëpp nangu nañu ni bu fekkee ubbi nañ ko ba nit ñi dem li ak ñëw bi mën a yomb dina gën a yombal ni ñuy defaree alal ci àddina bi ci Afrique ba nit ñi mën cee am njëriñ boo xool réew mu mel ni Sénégal li muy defar fii ci produire usines yi di ko defar li ci ëpp téeméer boo jël juróom-benn fukk bi ak lu topp ci biir Afrique la ñu koy jaayee demul bitim réew demul feneen kooku réew mu mel noonu nag ñu ubbi demlante bi ak ñëwlante bi dafay indi njëriñ ak koom-koom ci sa biir réew. libre circulation des personnes droit de résidence ak itam droit d'établissement à l'étranger am ay avantages yu bari waaye itam
am itam ay njeexital. tamit dina indi ay problème ci circulation ak sécurité ak sax santé maanaam nit ñi wérgu yaram parce que mën nga feebare feneen yóbbu ko ci beneen réew loolu nag jàpp nañu ni gàllankoor yooyu warul tax ba duñu gis li gën a am njëriñ ñun moo tax suñu xalaat dañu jàpp ni comme lii mooy li baax ci Afrique moom la ñuy gën a yaaw yi gën koo yaatal jafe-jafe yi nag xam nañ ko parce que jàngat nañu ko tànn nañ ko. Enda Kassit di xam ne lii lépp bu amee lépp lu soxal wàllu koom dina gën a ñëw ci dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci tund Afrique loolee tax nag ñuy sàkku rek ci ñi nga xam ne ñoom ñooy njiitu réew yi ñu daal di ratifier boobule protocole fii ak njeexitalu atum 2020. gannaaw ndaje moomu Cheikh Diop maître Djibril War am na ay kàddu yoo xamante ne yëkkati na ko ca boobee protocole nee na Sénégal nag taxaw na ci daal di koy rek kon jëfee boobee protocole nga xamante ne nag kon réew yu bari ci Afrique dañu ci déggoo nee na nag nguurug Sénégal mi ngi sax lal ay waxtaan ci mbir moomee ñu teewlu ko moom maître Djibril War. li nga xam ne sart la te ñu ñëpp ñu àndoon ci muy wàllu dem ak dikk bi yi nga xam ne ñooy yeewoo fii ci Afrique. ñu mën ko yombal mu bañ a am benn rëq-rëq balaa sax ñu indi sart yi nekk na loo xam ne sax dafa mel ni maanaam aadala ci ñun du tax que Sénégal bu ñaan réewum teraanga la mi ngi dëkkal nit ñi ngi fiy jógee di dem kenn du leen téye nit ñi ngi jógee bitim réew tamit di fi ñëw te kenn du leen téye kon yaakaar naa ni ay àpp la rek te yaakaar naa àpp bu ndaw la war a nekk kilifa yi maanaam ci baatu ak. ndogal ak sañ-sañu président war ko mën a jël indi ko assemblée. wax naa ko sànq ci ndoxteel di tey nag di bëccëg bi nga xamante ni moom la ñu jagleel ñi am ay jafe-jafe ci wàllu xel bëccëg boobee nag kon tomb bi ñi ngi ci sukkandiku rek tomb bu ñu sukkandiku ren kenn mi ngi jëm rek ci jafe-jafe ci wàllu xel waaye tamit ndaw ñi li ñu leen ci nemmeekoo ndax gis nañu ni tolluwaay jamono tax na tey jii boo jëlee daanaka ndaw ñu bari ñu cee bare dañuy am rek ay jafe-jafe ci wàllu xel wute na lool nag ak feebaru xel li nga xamante ni moom mooy bëccëg ba fële ci Rufisque la ñu ko doon màggalee ci teewaayu directeur de cabinet bu ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram docteur Aloyse Diouf ñu teewlu ay kàddoom. dundu nit dafa am période boo xam ne boo ci tollee ñu koy wax adolescence muy boo amee fukki at ak ñeent déjà ci sa comportement ci biir kër gi dañuy sentir ne yow da ngay mel ni kuy laaj benn indépendance kuy commencer wane sa bopp ñu gis ne période boobu aussi dafay tombeek xale yi commencé di manipuler internet ñu ne ci àdduna bi lu tolloog 10 à 20% ci ay jeunes yu ci âge boobu dañu am ay problèmes mentaux ñu ne nag il faut que ñu jóg OMS jël thème bi jagleel ko jeunes yi ne nañu lijjanti nañu xalaat ay mesures de prévention loolu moo tax ñu toog tey waxtaan ak askan wi ñu gën a développé tey mooy wàllum prévention nan la ñuy fexee ba xale yi du ñu am contact boobu ak monde extérieur bi contact boo xam ne dina leen influencer ba ñu jëlee ci ay troubles mentaux. kii jiite mbootaay gi nga xamante ne nag moom moo ëmb rek ñi am ay jafe-jafe mbaa boog feebaru xel fii ci Sénégal am na ay kàddu yu mu yëkkati di naqarlu rek léeg-léeg nañuy seetaane ñooñu ci wàllu wér-gu-yaram bu sañoon nag kilifa gi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram mu gën leen a jàppale waaye tamit ubbi rek ay service psychiatrie ci yeneen nag diwaan fii ci Sénégal. Assoumana Dione am na nag ab mémorandum maanaam ab bataaxal boo xamante ne jébbal na ko jëwriñ ji tey ci suba ñu teewlu ko. ci biir mémorandum bi laaj nañ ministre bi ne ko nañu delloo suñu centre parce que centre bi ñun ñoo ko moom nañu ko delloo audience ak président Macky Sall ci teewaayu directrice générale de la santé. division santé mentale maanaam kuréel gi nekk fi ci ministère bi te ñu koy wax division santé mentale ñu soppi doxalin bi ñu fexe bi it ba lu ñuy wax intégration des soins de santé mentale feebar la rek boo demee hôpital. façon feebar yëpp lañ fay faj lu tax feebaru xel rek ñu koy wutal kër kese déedéet dañuy fexe ba hôpitaux yëpp ñu fay faj mbirum feebaru xel ñu fexe ba it ba yenn garab yi ñu koy mayee parce que feebaru xel dafa diis. lu jëm nag ci jafe-jafe yooyu ci wàllu xel sax seetlu gi ci Sénégal ñu ne téeméer boo jël juróom-benn fukk yi ñoom ñi ngi am ay jafe-jafe ci wàllu xel li waral nag kon tolluwaay boobu rek moo di ne ñu bari ci askan wi tey ñu ngay dund loo xamante ni ëpp na leen doole ab sociologue nag moom na mu ko gisee rek mooy war nañoo gën a taxawu ndaw ñi lu ci mel ni amal ay projet ay programme ngir nag dimbali leen ñu am ci lu ñu jàpp xëy na lu ci bari jàpp nañ ni loolee daf koy yombal Fatoumata Touré ci leeral. seeni yëngu-yëngu bari lool
si seen i xar kanam nag mbégte rek nga ciy seetlu moo na de ñu bëri ci population sénégalaise amuñu wérum xel li ko waral nag mooy jafe-jafe yi nga xam ni ñu ngi koy jonkonteel ci biir société bi. ndaw loo xam ni amoo dara loo xam ni moom nga ko mën a defar nàmmatum xelam tàggati cëram fexe ba mu bari xam-xam ba am xelam dal mu am yaakaari àddina ndaw loolu su fekkee ne réew ma mu nekk loolu amu fa li muy jur mooy joote mooy mën naa am lu bari mu dugg ci loo xam ni day gàllankoor wéru xelam. ngir dimbali leen faaw rek ñu yokk limu kuréel yi nga xam ni dañuy yëngatu ci wàllum paju wérum xel. balaa ni da dugg ci drogue fekk na ni moom am na aw mettit wala aw naqar woo xam ni moom day jumtukaay la loola jumtukaay la pour dalal ko wala ñu ni rab yi la wala nit a ma liggéey loola fi bari waaye nañu xool li ko jur nee naa ne lii xam ni mooy kuréel yi xam ni ñoo war a defar nit ñi kuréel yooyu ñoo nërmeelu. waaye tamit teg ay projet yoo xam ni ndaw ñi dinañ ci gis seen bopp. da ngay fent meneenum réew yeneeni kuréel nga am objectif. soo ne fii laa jëmale réew nekk sa loxo xam lu ciy jiitu nit ñi kër yi tas na ndax waajur ya fa nekk waajur dafa yaatu waajur du xont say doom rek waajur ab yar la xam noo koy defare ba moom mu am kàttan mu am daraja mu am xel a fitam nekk ci moom ni ma koy waxe nàmmatum xelam tàggati cëram. ñàkk kuréel yi nga xam ni day fàcc wérum xel waaye tamit sénégalais amul benn yoon bëgg-bëgg ngir rek daa ci dem gis lu ñu naan psychologue loolu nag moo gën a yokk feebaru wérum xel fii ci Sénégal tax nag ñu bëgg rek jàpp ni autorités yi dañoo war a def ay campagne sensibiliser waat population bi ba nga xam ne rek phénomène bi dina fi jóge ba faw. fële moom ci diwaanu Kolda diggante Kolda ak Sédhiou ab accident moo fa am accident bi nag ab minicar la bu doon njëkkante ak beneen minicar naan nag daf koy jéem a romb gannaaw bi nag ci la daal di fël rek ab gone gu toll ci ñeenti at ba mu ñàkk bakkanam moo waral askanu Pakaaw bani nag daal di mer lool di sàkku rek ci kilifa yi bu ñu leen mën a dimbali ak ay way kaaraange yoo xamante ni dinañ mën a taxaw nag ca tali yooyu nga xamante ne dox na ci diggante Sédhiou ak Kolda tali bi ndax bari na accident lool ñu teewlu Sëriñ Fallou Dramé ci micro Bakary Konté. tey ci suba dañuy xëy rek gis fi benn accident boo xamante ni kenn xamul nu mu ñëwee ndax du kii indiscipline moo ko indi maanaam chauffeur dañuy doon dàqante ba ak si biir dëkk bi am boo xamante ni dafa bëgg a doubler ci moromam bi mu ko doubler la si la mu bëgg benn xale boo xamante ni 4 ans am fu mu ko laalee kisaas yi foofu la ko rey. waaw loolu moo fi am lii nag dukkulet fii maanaam fii chaque at loolu dafiy am oto yi gis nga pont bi nga gis ni fii sax am na benn accident boo xam ne moo fi amoon moo yàq pont bi yëpp ba ci jumaa ji am na école bu fi nekk école bi daanaka ci kaw tali bi la nekk fajar benn yoon bi la mooy tali bi léegi tali bi xale yu ndaw rek ñoo fay dem te suba si bu oto yi bu ñu xëyee rek dañuy fi nekk di dàkkante rek fii amul ay gendarme lu ko dalee Sédhiou ba Kolda amul benn commissariat amul benn poste gendarmerie amul benn poste policier fii chauffeur yi dañu fi nekk lu leen neex la ñu daw te loolu luñ ci bëgg loolu ñun dañ ciy sonn ñu ngi wax ci état bi mu jàppale ñu bu fekkee ne du ñu mën a jàppale ñun dinañ ci jox taxaw ci suñu bopp défendre suñu bopp ndax du ñu bàyyi suñu xale yi ñu leen yar ba ñu màgg rek benn samba bay jóge fenn mu ñëw rey leen lu leen neexee oto bi dafa daw bi mu ko defee rek ci saa si la daw nangul taxaw léegi dañuy jële ay borom jakarta yoo xam ne ñoo ko dàq ba sori pour ñu mën a identifier oto bi sinon duñu xam kan la sax. ñu àddu ci festival bi ñu duppee nag image et vie te tàmbali woon juróom-benn fan ci weer wi ñu ne tey ji nag la tëj ay buntam boobee festival ay artistes yu bari nag ñoo ko sekkoon ku ci nekk rek wane liggéey bi nga xamante ni def nga ko moo xam ci wàllu production ci wàllug film lañ ca jublu rek mooy gën a dooleel production bi rawatina fii ci Sénégal ba ci sax wàllug cinéma nu ñuy fexee nag bu mu gën a sukkaliku ñu teewlu Fatou Mbaye moom mooy directrice festival boobu ci micro Mamadou Bi Passi Sokho. Image vie ren ñu ngi ci suñu 18e édition donc ñu ngi commencé festival bi le 6 bi passé tey la ñuy clôturer fële ci complexe Sembène
waaw festival bi objectif bi mooy vraiment ñu regrouper les cinéphiles et aussi ñu permettre jeunes yi nga xam ne ñu ngi ci milieu bi ñu gis seeni œuvre gis li nga xam ne ñoom ñoo ngi koy def. waaw activités yi nekkul projection de film kese parce que activités yi comme li ni nekk sama ginnaaw peinture yi nii suñu ay partenaires yu jógee Bordeaux ñoo fi ñëw di former ay jeunes yu nekk fii ci ay fresques murales am na aussi suñu beneen partenaire tam mu tudd Thierno Dia moom dafa ñëw def reportage sur les tirailleurs sénégalais di def ay micro-trottoirs. mun nañu wax ne cinéma instant bi nii dafa mel ni luy sukuraat parce que salle de cinéma yu bëri léegi supermarché la yenn yi église lañ ko def donc lu mel ni ay images yi dafay ñëw vraiment pour gars yi retrouver l'amour du cinéma. ma ngoog ci kàddu yooyu kon la ñuy jeexalee xibaaru marax yi mbokk yi sant leen gërëm leen bu baax a baax ci kanam tuuti 20h Sara Cissé dina fi teew ak xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.